jërë ngeen jëf force spéciale di groupe nit yi nasoon seeni pexe bëggoon a jaare ci manifestation yu àjjuma yi weesu ngir bëggoon a jaxase dëkk bi te ñu faroon leen jàpp. L'Observateur mi ngi ñuy baaxee ay secret yu mu jële ci enquête ba ñu leen di enquête ñi nas pexe yi mu di cerveau bi journal bi nee nañu ñoom la enquêteurs yi di rëbbu jamono ji lu enquête bi gën di dem rek ñuy gën di am tàkk ba wér ci li gars yi doon waajal ci réew mi. sûreté urbaine bu Ndakaaru gi yore yëf yi L'Observateur nee nañu tegaat nañu loxo yeneen ñetti nit kenn ci ñoom ñu naan ko Mor Gueye moo wax ji ba ñu koy auditionné moo leen ne moom ci groupe bi ñu tuddee force spéciale ci la bokk. benn waay bu ñu naan Boubacar moo jiite groupe bi moo leen xamalit la ñu doon nësër ak nañu ko bëggoon a defee ci moom la ñu jaare ba jàpp Ibrahima Diédhiou moom it di ko xam ne bokk na ci ñi waroon a defar cocktail molotov yi ca kër ku ñu naan Ousmane Diouf nekk ca Tëngéej. L'Observateur nañu ci enquête bi ci la ñu xamee ne gaañi essence la ñu jëloon boole kook acide ak ordre sewel ak moutarde soloon ko ci butéel ngir bëggoon ceetal dëkk bi di Ziguinchor xale bu góor ba fa ñàkkoon bakkanam keroog ca manifesté yi Vox Populi nee nañu ay mbokkam dégg njabootam gëmuñu lu autopsie bi wax ne seen doom ji di Idrissa Goudiaby arme blanche ko rey li ñu wax moo di balu fetal lañu ko dóor mu faatu te ñoom pare nañu ngir ñu amal ab contre expertise ngir dëggal li ñu wax ci keneen ki faatu woon fii ci Ndakaaru ci manifestation yu àjjuma yi mu di ki lakkoon Source A mi ngi ñuy xamal ne ab néew mu nga ba léegi ca morgue bu hôpital La Dantec la ko fa bàyyi yéenekaay bi nee nañu moo di ba démb jotuñu woon a def autopsie bi ci moom ndax gisuñu benn mbokkam bu fa ñëw ci Walf Quotidien mi xëye Macky Sall mi mu jàpp ne Macky mii ñu gis wute na ak Macky ma woon Macky Sall mu radical la ñu gis jamono ji ci réew mi fi ko yéenekaay bi teg moo di jàppe géeg tëj gi ñu gis ci géopolitique bi politiciens gi ñu jàpp ñenn ca ñoom mu di Déthié Fall compagnie journal Les Échos mi ngi ñuy fàttali ne tey jii ci lañ leen war a àtte waaye seeni mbokk di waaye Yewwi Askan Wi woote nañu ab rassemblement bu mag tey jii ci buntu tribunal ngir jàppale leen Macky Sall ak Ousmane Sonko bëjoo gu réy gi ñu nekke li ko tax a tar le vrai journal nee nañu moo di ku nekk ci ñoom ñaar dafa jiital ak fayantoo àndub Yewwi ak wàllu enquête dina kay am na ci tiitaange ci fa muy mujj la tax journal bi nee nañu moo di dañoo gis ak ñàkk ànd ci anam yi ñuy xeexee kàdduy mandataire national bu wàllu di Mamadou Lamine Thiam mel ni lu koy dëggal ci xët mu njëkk enquête dina kay Mamadou Lamine Thiam nee na képp ku bëgg a soppi ak nguur ci ay urne rek nga ko mën a jaare enquête jaare ca jànge ci ne féewaloo mi ngi xeeñ ci diggante Yewwi ak wàllu Sud Quotidien ne ko ak féewaloo fa mu am dëgg moo di ci kër Macky Sall mu di Alliance pour la République di APR ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne dégg nañu keroog kii di Maodo Malick Mbaye muy naqarlu ak a ñaawlu audience bi nga xam ne président de la République Macky Sall may na ko Californie ca Paris la France bërki démb ñu dégg Aminata Tall mu génn di xaxar Macky Sall ak nguuram démb ñu dégg Mankeur Ndiaye mu génn moom di jàppale Aminata Tall Direct News nañu bu weesoo Aminata Tall mi wax ba ñu dégg ko ak Mankeur Ndiaye mi génn di ko jàppale ca la mu wax ndax am na keneen ku bokk ak ñoom gis-gis ci waa kër Macky Sall yi te feeñalu ko la Sénégal nañu xawma kan de waaye Aminata Tall mi feeñal boppam waxi keroogam ji weex na ko xàtt ne amul lu mu déggul démb femme yu cadre APR yi nee nañu Aminata Tall ci ak chantage ci la bëgg a wékk àddunaam te loolee moo fi jeex Marème Badiane ni ci xët mu njëkk journal L'As te nit ku baax sax dafay xam lu ñu ko waxul journal La Tribune dañuy wax ne waa mouvement national des enseignants républicains ñoo ngi ñaawlu ak a naqar la ko jébaane li Ousmane Sonko dëkkee woo jeunesse réew mi ci fitna journal bi nañu ci ab communiqué bu ñu def ci la ñu xam ne waaye Yewwi Askan Wi li leen tax di tëbëka dal moo di xam nañu xëy ne élection législative yu fanweeri fan ak benn ci weeru sulet yi ñàkk nañu ko ba noppi moo tax ñuy wut aw lay bëgg a jaxasi dëkk bi te loolee duñu leen ko may ñu neen Ousmane Sonko ni muy doxale ak di ko waxee ka di ko woo nit ñi ci fitna wuute na lool ak li gouvernement Sénégal dëkkee def ngir jàmm sax ca Casamance firnde li ñu ne bari na ay doomi Casamance yoo xam ne ay cër yu mag la ñu leen dénk ci réew meek ni muy doxee takk bi ci gaañi joxe bokk na ci Diduka ci aéroport international Blaise Diagne Maymouna Sissoko Khouma ci agence nationale case des tout-petits Aminata Assome Diatta ministre du commerce bokk na ci Mame Boye Diao bokk na ci Benoît Sambou bokk na ci Ansoumana Sané bokk na ci Abdoulaye Badji te nee nañu yamul foofu ñu yamati ci xët mu njëkku Libération jàppati suñu gémmiñ mbiri bébé Aïda di xaleeb at ak genn wàll gi ñu enlevé woon ca Pikine keroog altine ci suba journal bi moom la xëyee xamal ñu ne moom bébé Aïda ba léegi ay mbokkam tegaguñ ko ay gëtam enquête ba ñu cey def ak fa mu jëmagum ak la mu feeñalagum Libération nee nañu moo di dafay wane ne yëf yi ki ko def mu di ki jël bébé Aïda yóbbu ko lu mu waajal la. NCA santé famille wér-wérle seen gaami di Clarisim ak déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM Déthié Fall Mame Diarra Fam di député ci assemblée nationale ñu war a jaar ci kanam tuuti ci kanamu tribunal flagrant délit Ndakaaru ñoom ñaari député yi lañ leen toppee bokk na ca bokk ci manifester gu yoon joxewul ndigal njiiti Yewwi Askan Wi ñoom joxonte ndaje tribunal ngir ak jàppale jëmee ci ñoom ñu jàppee otage politique. soxna Aminata Tall ginnaaw ak yëgloom ci démocratie beeg tolluwaay ak deltu ginnaaw gi mu ci gis keneen ku ni gisee nekkoon ni jamono ministre affaires étrangères Mankeur Ndiaye la mu gis rek mooy nguur gi fi ne war na gën a liggéey ngir jàmm ak ci ay élection yoo xamante dañ koy yaatal ba ci ñëpp. Ziguinchor rek ndaw la fa faatu woon manifester yëpp woon 17 juin njaboot gi ñoom ànduñu ci li expert bi di borom xam-xam ci wàllu kër docteur wax ne ngaanaay yu mel ni que paaka wala leneen na ko rey waaye du balab fital ñu ne déet waral sax ñuy sàkku contre expertise àndoon nañ ci ak porte-parole lu njaboot gi Moustapha Diémé
Lamine Ba moo nekkoon voilà Lamine Sow Lamine Ba ci Ziguinchor Lamine xam naa du tabaski gi waral Cheikh Tidiane xëy sànq di wax waxi xar dinañ ko waxtaanee ci kanam tuuti sax ci penco gi RFM tabaski yeeg ni muy demee wàllum xar ak fekkee nag jawee ni at mu ne ñu yuuxu xar day manqué nangam ca bu ca ëllëg saa rek ku ca ne tër saw xar ba jàll ca la des incha allah dinañ ci ànd ak ministre Ali Saleh Diop ministre élevage ci kanam tuuti ku mel ni Ismaïla Sow it bu kuréel ak éleveur yu Sénégal ci penco gi RFM Lamine jërëjëf naka noonu soxna Yacine Pouy ci digital gi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàpp Ziguinchor am ci xalaata bi yoon ak li nga xamante ni mooy kër docteur yi ne wàllu ko li ko faat ab ngànnaay lu mel ni paaka ak yeneen waaye du balab fital ñoom nag loolee ne expertise dañu koo dàq ca wet ga ñoom njabootuk ndaw li faatu ca Ziguinchor ca jamono yi taxaw nañ ngir def contre expertise Moustapha Diémé la ñu ci àndal mooy porte parole lu njaboot gi ñu teewlu kook Lamine Ba. ñun depuis bu mu décédé ba tey amaguñu benn information bu jógee ci nga xam ne ci autorité administrative yi di wax ñu ci li nga xam ne ci faatu suñu frère bi. lu dul ci réseaux sociaux yi la ñuy dëgg ak lu dul ci presse bi la ñuy dëggal tey ci suba ni arme blanche moo ko rey loolu moom ñun weddi nañ ko du arme blanche moo ko rey bal moo ko rey te aduna bi ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp gis nañu kenn ku ci nekk image yi mi ngi daw ci biir aduna bi ba fu mu nekk kon ñoom mënuñu jógee fii ñu ne ñu arme blanche moo ko rey. arme blanche boobu foofu la lay jógee ñu jox ñu kan moo ko rey ci arme blanche boobu ñun dañu bëgg a lumière mu nekk ci kaw lii ci sunu frère bii mi nga xamee ne Sénégal ñoom ñëpp ñu koy ñaawlu ni avocat am nañ ko te accompagnement bu nga xamee ne société civile ak soutien bu nga xamee ne waa vision citoyen ak population bi ñun seen soutien ak waa Amnesty ñun ak ñoon ñëpp la ñuy àndal bu ñu jotee këyit jotuñu këyit dañuy def contre expertise parce que résultat bi su fekkee ne résultat bi bu ñu jotee résultat bu nga xamee ne bu méngoowut ak lu nga xamee ne lu rey suñu frère dañuy def contre expertise bu fekkee ne comme résultat bu ñu nekk di wax ci réseaux sociaux yi ak presse moom moo nekk di daw contre expertise moom pare nañ ko mais comme jotaguñu benn document bu nga xamee ne bu jógee ci administrative kon mënaguñu avancer ci leen tant que jotuñu ko nañu ci presse bi ñun sañu jot ne seen frère bi par arme blanche lañ ko rey loolu du dëgg amul fenn du dëgg dañ ko rey fetal lañ ko rey te kooku à beau portant la ko dóoree ñu ko gis am na ampagay fii Ziguinchor am na fii ampagay Ziguinchor te ñu ramassé bal yi tamit ñoom ñu ngi partagé kii bi partout ci réseaux sociaux yi. manifeste yi woon Ndakaaru nag waral jàppug ñaari député ci misaal Déthié Fall ak soxna Mame Diarra Fam ñoom ñaari kilifa yi war a jaar tey ci kanamu tribunal flagrant délit bu Ndakaaru la ñu leen toppee rek yoon mooy bokk ci ndaje moo xamante ni yoon joxewu ca ndigal ci wàllu kon dajaloo geek jur yàqteeg alal li nit ak yeneen ci fànn woowu nag ci mel ni soxna Mame Diarra Fam ay jegeñaaleem ca Pikine waa PDS rawatina fas nañ yéene ñoom wutali tey tribunal ngir ak jàppale naka noonu it ay ñii di farandoom ca ginnaaw xay ñu ngi sax di menacer que artu bu fekkee ni bawunu ko tey jii dinañ leen dégg ñu ne ndongo ka téye gi nu téye Mame Diarra Fam ci prison bi doon naka lu naqari loolu militant yu parti démocratique sénégalais bu Pikine te njiitalu kii di seen coordonnateur départemental ñu ne naka ñoom fobu nanu ngir fexe ba kii di député bi nag ñu daal di koy bàyyi mu dem docteur Cheikh Dieng. képp kuy jeune mais surtout képp kuy femme ni Mame Diarra Fam bu subaa 9h mu fekk la au tribunal ñu wane président Macky Sall que sunu sœur la tee. docteur Cheikh Dieng di woo nag militant yëpp daal dee takku ba dëgër ngir ñu daal dee daje nag ci tribunal mu jàpp ni mbooloo mu takku rek moo mën a tax ba kii di seen naataango bi ñu daal di koy mën a féexal. ndax Macky Sall bu gisul démonstration de force bu ko tax reculer bu subaa devant le tribunal dina tëj Mame Diarra Fam ci kaso. waa ginnaaw raay tamit kenn demul ñu des ndax indil nañu seen ko njàppale kii di député Mame Diarra Fam waa plateforme ginnaaw raay debout ni leen di sàkku nag mooy yoon daal di koy teggi loxo Habib Faye mooy coordonnateur gile plateforme. et on peut taper très dur nag. on prévient Macky Sall dañoo bëgg mu bàyyi honorable député Mame Diarra Fam bàyyi Alpha Diop et tous les autres détenus arrêté arbitrairement. waa plateforme ginnaaw raay debout ni nag lu ci nguur gi bañul ñoom it bañuñu ko si bu ñu naree téye kii di Mame Diarra ci kaso bi Habib Faye. on est déterminé pour ñu libérer suñuy doomu dëkk parce que doomu ginnaaw raay ku ne xam na ni bloc la ñu def lu laal kenn day laal ka ca des sinon ñun on va passer à la vitesse supérieure. ñoom ñuy jàppal tànk
kii di Mame Diarra Fam di am yaakaar ni tribunal bi dina dégg nag lii seen sàkkuteef ci àllarba ji ci bu ñu koy àttee Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média wala wax ci kii di Sadio Mané mi nga xamante ni doomu Sénégal moom nag tey jii la ñoo fas yéene kon bokk officialisé arrivé foofule ca Bayern Munich ca Allemagne ci ay xibaar nee nañu moom Sadio Mané dana signé ab contrat ñetti at rax ci dolli at gu ne dana am lu weesu 700 millions wala bokk weer bu ne dana am lu toll ak 700 millions de francs CFA moom lañ ko fas yéene fay moom mi di Sadio Mané tey jii nag la waa Bayern fas yéene ko présenté gannaaw ba mu defee li nga xamante ne daal moo di visite médicale bi ni ki tey jii ci bu midi la ñu koy daal di kon bokk présenté nee nañ nag googule conférence de presse gannaaw bu ñu ko présenté dana am lu toll ko juróomi journaliste di doomu Sénégal yi nga xamante ne danañ mën a am possibilité daal di poser question kii di Sadio Mané jaarale ko ci li nga xamante ni daal moo di jumtukaay xarala yi leneen li nga xam ne mën nañ ko wax moo di moom Sadio Mané sax niki démb gannaaw ba mu demee amal li nga xamante ne moo di ñaari visite médicale ci hôpital ca Munich ak itam ca équipe am boobule di Bayern de Munich daal na tase ki nga xamante ni moom moo di président directeur général bu Bayern Munich di Oliver Kahn doonoon jamono gardien bu équipe lii di Bayern Munich ak itam équipe nationale bu Allemagne bu loolu weesoo ñu daal dellu suñu réew waxtaane wàllu football ba tey ak lii di cadet yu Sénégal démb doon amal jongante xarito seen digg ak ñi di waa Tunisie Sénégal nag moo ko dal di daan juróomi ball ci benn match bi ñu ko doon amal ci stade Lat Dior bu Thiès buteeru Sénégal yi moo di Serigne Saliou Faye Samba Diop Amara Diouf Mamadou Ñing sur penalty ak Amadou Ly fàttali nag ki leen di tàggat moom moo di Serigne Saliou Dia moom nag daal na rafetlu taxawaayu guneem ñu déglu ko ci micro Cheikh Raoul la. waaw defe naa bi ñu ñëw amoon nañ tuuti benn plan de jeu amoon nañu organisation parce que c'est vrai que xamuñu adversaire mais ñun dañu travailler un peu pour voilà di sonal adversaire yi am benn pressing très haut am benn bloc très haut je pense que ñun suñu credo mooy avoir le ballon et nit boo bëggee bal il va falloir que nga mën a presser adversaire boo ko amulee boo ko yoree aussi nga écarter pour jouer defe naa loolu lañ mettre en place essayer dawloo tunisien en premier mi-temps boo xoolee après c'était 3-0 voilà c'est vrai que deuxième mi-temps un peu de relâchement peut-être pour ñu dugg mais dans l'ensemble le plan bi ñu defoon en place defe naa xale respecté nañ ko parce que c'était pas évident ñu bëri seen mooy seen premier match sur le plan international à part capitaine bi ñing ak sëñ Sali bi nga xam ne ñu ngi woon ci groupe Malick Dafi voilà mais ce qui est important mooy ñu gën a continuer un peu inscrire dans la continuité de la durée ça va nous permettre un peu ñu am projet bi nga xam ne fa lañ jëm. lan ngay xaar ci match bi ngeen di amaat ak Tunisie ban taxawaay ngay xaar ci. waaw je pense match métti parce que dinañ gën a ñafe ñoom xam naa dinañ gën a bañ ñu gagner leen aussi dinañu permettre ci adversité bi ñu continuer jéem a trouver solution et je pense gis nañ leen tey xam nañ équipe buy jouer en bloc la donc il faut ñu continuer équipe buy presser haut la donc il va falloir que encore une fois ñu mën a trouver solution yi ci ginnaaw défense bi et je pense bu ñu ci travailler ci ñaari fan yi solution du manquer. équipe bu cadette bu Sénégal dana amal geneen jongante xaritoo diggam ak Tunisie nik ajuma gi bi la yoon sa centre technique Jules François Bocandé nekk ci Toubab Dialaw équipe nationale bu moins de 17 ans bu Sénégal di waajal lii du tournoi UFOA mi nga xamante ne sax moom moo di équipe championne en titre fàttali nag googule tournoi kacca am ndam di nga mën a qualifier ci Coupe d'Afrique des Nations bu ñu jagleel moins de 17 ans yi bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane wàllu beach soccer ak tirage au sort éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2022 niki ajuma gi la ñu ko fas yéene amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin bi ñu ne cérémonie bi nag dañ ko daal amal ci bu 8h jotee ca Maputo ca Mozambique mi nga xam te moom moo fas yéene kon bokk organisé googule Coupe d'Afrique des Nations bu beach soccer nar ko amal ñaar fukki fan ak benn jàpp fanweeri fan ci weeru octobre ci atum 2022 fàttali nag Sénégal moom moo di équipe championne en titre googule Coupe d'Afrique beach soccer lu toll fukki réew ak ñeent danañ ca dal di bokk ngir kon bokk mën a teewe ci googule Coupe d'Afrique des Nations bu beach soccer wàllu basketball ñu jagleel ko góor ñi Sénégal nag di waajal li nga xamante ni moo di éliminatoire Coupe du monde 2023 ni ki tey yi nag la ñoo fas yéene door seen regroupement ak tàggatu gi fule ca Dakar Arena foofu lañ koy daal di amal yëf yi tey yi ci ngoon sax lañ koy daal di door jàppale nag Gorgui Sy Dieng ak i ñamu àndal ñoom ñëpp dañ ko daal di kon bokk teewe fàttali googule éliminatoire Coupe du monde basket buñ jagleel lu góor ñi danañ ko daal di amal benn fan jàpp ñetti fan ci weeru juillet ci Alexandrie ca Égypte fàttali tamit Sénégal moom ci fenêtre bu ñu doon amal fii nii ci Ndakaaru moom moo daal di féete ci bopp groupe D bi kañu toftal ca wet ba nag moo di République démocratique du Congo Kenya ak ñii di waa Égypte Boniface Ndong moom mooy tàggat équipe bi waaye ki nga xam te moom toftal ca wet la moo di Charles Martin Classe di entraîneur assistant ca Denver Nuggets ca NBA moom Ngagne Desagna Diop moom moo fa daal di féete woon waaye du mën a ñëw ndax nouvelle fonction yi nga xam te ne am na ko foofule ca J-League nag bu ngeen ko déggee moo di NBA bu ñu jagleel jigéen ñi foofule ca États-Unis ñu daal di ko jeexale ko wàllu taekwondo Linguère di département bu Linguère moom nag daal dina ràññeeku ci championnat régional bu ñu doon amal ca Louga lu tolloog juróomi médaille d'or ñaari argent ak juróom-benn ci wàllu përëm
moom la ñu daal di gagné final régional bi nag ñi nga xamante ne daal ñoom ñoo ko teewee bëri nañu bawoo fépp ci région bu Louga loolu yëpp nag ma ngi amee woon ci teewaay Baye Assane Diaw. xeetu tàggat yaram bi ñu duppee taekwondo tàmbali na am ay raaya te bi mujj te koy firndeel mooy jongante yi ñu doon amal ci Louga Ibrahima Dia Thioban mooy ki leen di tàggat. benn journée bi maa ko organisé woon fii Linguère deuxième journée bi Kébémer troisième journée bi Koki quatrième journée bi moo doonoon final bi fële ci Louga indi naa ci 5 médailles d'or ñaari médailles d'argent ak 6 médailles bronze muy 13 médailles daal. donte ne rafetlu na taxawaayu yi leen ndaw mi ngi joxañ baaraam jafe-jafe yi ñuy jànkonteeg. bu ñu mënee wutal site bu baax boo xam ne ñun ñoo ko moom doo dégg ñun la tey réunion fi am doo entraîné jumtukaay yi nga xam ni moom la ñu xeexee aussi kuñ ci mënoon a jàppale it ñu jël ndax da nga imaginer léeg-léeg combattant day xeex wàcc keneen war a xeex mais da koy xaar mu simmeeku jox ko pour mu mën a xeex. Ibrahima Dabo teñ dénk ko lépp luy tàggat yaram ci biir département bu Linguère nee na gàllankoor yi gaa métti na wante terewut mi ngi am yaakaar ni dinañ am taxawaay bu mucc ayib ci jogante yi dajale ci yoon njabootu taekwondo ci biir Sénégal. phase nationale bu ñëwee itam dañu jéem am taxawaay bu mucc ayib ba bu ñu demee taxaw fa ci turu Louga waaye taxaw ci turu Linguère déjà dem nañu Louga indi ci médaille te ñu ngi koy def ci anam bu jafe ndax li nga xam ne mooy salle bu normal bu ñu war a def di entraînement amu fi léeg-léeg sax salle bi ñu occupé ko ñoom ñu dem ci digg mbedd mi di entraîner xam nga loolu gëm-gëm la moom moo ko waral kon bu ñu renforcer conditions yi rek yaakaar naa ñoom dinañ am résultat yu baax. ñoom ñii nag naqarlu nan ñàkk jot ndimbal ci mairie bu Linguère ba looloo leen jural nekkin wu gën a foofa ca Louga Baye Assane Diaw